TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous sur Télévision Futur Média. On se retrouve en direct pour Quartier Général, premier talk show fii ci Sénégal mbaa jàmm ngeen yendoo amati nañu mbégte dellu soit ak yéen ci talk show bi nga xam ne ni moo leen di gunge guddi gi diggante ndogu jàpp xëdd ci télévision bi lee di TFM première télé fii ci Sénégal tey tamit dellu soit nañu bu ca kanamee daañu déroulé indil leen sujet yu am solo yi nga xam ne ni préparé nañu leen ko ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen fii ba ci kanam comme chaque soir di ngeen am émission bu exceptionnelle li ñuy def rek mooy tàmbali ak téléservice bi dañu koy njëkkee ak xibaaru jaww ji comme d'habitude guddi gi dañuy àndandoo ak service national météo xool prévision yi ñaata la ñu nar a xëyee ëllëg ci wàllu température d'abord dañu koy njëkkee ak tableau bi nga xam ne ni ci la ñuy sukkandiku pour xool dëkk bu ne ñaata lan lay yeewoo suba ci wàllu température c'est vrai que tàngaay baa ngi bëgg a tar loolu moo tax ñu bëri dañuy teel a loof ci bëccëgu weeru koor gi mais bon on n'a pas le choix température moom dañu koy muñ ndax suñu borom a koy indi waaye bëri na ci ay coppite yoo xamante ni dafay am ci wàllu température ñun ñoo ko waral loolu nag lu tubaab tuddee dérèglement climatique xam naa bis dina ñëw ci quartier général bi ñu waxtaanee environnement ak ki ñu ko dénk ndax baax na ñu alerter sénégalais yi ñun ñëpp ñu mën a xam ni bu ñu toppatoowul environnement bi suñu climat du mën a baax loolu moo tax yenn saa yi ñu nekk été mu sedd yenn saa yi ñu nekk hiver wala jamonoy sedd mu tàng lool la preuve suba dëkk bu ne ak li ngay yeewoo Dakar ak Saint-Louis ñoom ça va puisque dañoo jege ndox mi ñoom ñooy yeewoo ak minimum yi 18 degrés le Saint-Louis di yeewoo suba ci wàllu température Dakar nar a yeewoo ak température yu toll ci 19 degrés biir Sénégal nag thermomètre bi dafa yooyoo diggante 21 jàpp 23 degrés par exemple Linguère dina yendoo suba ak température yu toll ci 23 degrés 24 degrés le Podor di xëyee Diourbel dina xëyee ak 20 degrés Kaolack xëy ak température yu toll ci 21 degrés Ziguinchor xëy ak température yu toll ci 22 degrés Kolda 22 degrés Tambacounda 27 Kédougou 27 degrés lay xëyee Matam dina xëyee ak température bu toll ci 25 degrés bu ñu demee nag ci bëccëg bi ca kanam météo mu ngi ñu xamal ni thermomètre bi mën na dem daanaka ba 45 jàpp 46 ba 47 degrés boori Matam ak fi nga xam ne ni moo di Linguère mën na yéeg sax ba ëpp ko mais ci li maximum yi wane ëllëg ci ngoon 45 degrés le Diourbel di yendoo 40 degrés Kaolack 42 degrés Kolda 43 Tambacounda Kédougou 41 degrés 38 Ziguinchor Dakar 26 lay yendoo 34 degrés Saint-Louis 46 degrés le Podor di yendoo ëllëg donc ce qui veut dire que 46 47 diggante Podor Linguère ak fi nga xamante ni mooy Matam voilà il faudra j'allais dire boire beaucoup d'eau mais du possible bëccëg bi xanaa guddi gi rek ngeen mën a seerlu parce que naan ndox dafay yokk wérgu yaram bu weesoo température yi mën nañu jàll ci géej gi voilà donc njëkkee ko ak waxtu marée yi marée haute yi bu njëkk bi météo dina ko seetlu ci guddi gi bu 2h33 du matin jotee marée haute bi ci topp ëllëg bu ñu julee tisbaar ba noppi la ko météo di seetlu exactement bu 14h59 jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi ci suba gi la ko météo prévoir exactement bu 8h18 jotee marée basse bi ci topp daañu ko am guddi gi bu 21h33 jotee laata quartier général di commencer bu ñu demee nag ba tey desandi ak waxtu yi nga xam ne ni moo gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi waxtu yu njëkk yi fajar gi lay doon diggante 7h44 jàpp 9h44 du matin guddi gi diggante 20h09 jàpp 22h09 mun naa baax pour suñu mbokk nappkat yi et puis bu leen fàtte mukk seen ay gilet de sauvetage bu weesoo géej gi ak waxtu yi nga xamante ni moo gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi jant bi du biddanti 6h42 du matin lay jóg dina tëddi guddi gi bu 19h29 jotee. ñuy gërëm bu baax service national météo ci seen jàppandal ñoom ñoo ñuy baaxee guddi gi xibaaru jaww ji bu ñu àggalee téléservice bi mën nañu leen baaxee taux de change bi devise bi fi mu toll ngeen mën a xam bu ngeen bëggee wecci CFA ci ñaata lay toll ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique $1 ñoo ngi koy weccee 583,887 francs CFA €1 ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi
koy weccee 759,069 francs CFA. un yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 85,5647 francs CFA. un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 60,5718 francs CFA. one dalasi di xaalisu Gambie dëkk Awagay ñu ngi weccee ak CFA lu toll ci 11,7837 francs CFA. bu weesoo taux de change bi mën nañu leen baaxee waxtu julli laata ñuy jàll ci naafila tay bi daañu ci ànd tay ak ki nga xam ne ni moo di oustaz Mor Thiam avec beaucoup de plaisir dañu koy déglu bëccëg bi ci rajo Futur Média donc tey moom moo ñu nar a gunge ci wàllu diine ak it ay digle yoo xam ne ni mën nañoo jëriñ ci weeru koor gi donc bu dee waxtu julli ëllëg 5h27 la ñuy julli fajar 13h07 la ñuy julli tisbaar 16h21 la ñuy julli takkusaan 19h34 la ñuy julli timis 20h42 la ñuy julli gée lii nag je rappelle que heure de base yi la parce que yenn saa yi ay gox ute waxtu julli mais différence bi mu ngi toll juste ci ay minutes ce qui veut dire que mën ngeen sukkandiku ci lii pour ëllëg bu dee fi ngeen dëkkee par exemple amul jàkk pour ngeen mën a dégg li nga xamee ni moo di nodd bi je rappelle que hashtag bi QG 2019 on va retrouver l'équipe dans quelques minutes ils sont en train de se préparer Pape Djibril Fall très pertinent il sera avec nous Oustaz Mor Thiam wax naa ko léegi Mamadou Ndiaye itam mu ngi fi Awa Gaye mooy Gambienne bi nga xamee ni toj na télévision Futur Média jamono yële moom itam elle rejoint équipe bu télévision Futur Média ñëw na ak ay feemam ak ñoom seen elle sera avec nous puisque ku ne xam na ni am na dëkk yoo xamante ni boo fa demee dafa mel ni télévision Futur Média mooy seen télévision nationale muy Mauritanie muy Gambie ce qui veut dire que équipe bu télévision Futur Média am na benn Gambienne des na Mauritanien wala Mauritanienne parce que dëkk yëpp benn la et puis il y aura Bijoussi qui sera avec nous il y aura Aïssatou Paye Fall qui sera avec nous Dieynaba Seydou Ba dina waxtaane lépp lu jëm ci wàllu dëkkuwaay ils sont en train de s'activer pour ma fekki leen dans quelques minutes ci plateau bi fàttaliwaat leen ni itam di ngeen am possibilité ñu teel leen a jox seen ay suukaru koor numéro téléphone yi léegi ñu affiché ko ci suufu écran bi tey nag dañ leen wutal beneen numéro encore yokkaat ko ci parce que gis nañu ni yéen ñëpp bëgg ngeen ñu teral leen d'ailleurs damay tàmbali léegi ak ku dugg ma may ko enveloppe bu toll ci 50 000 mu nekk suukaru koor am na itam ay bagaasu kër téléviseur micro-ondes mixeur yooyu yëpp itam mën naa leen ko may li ci neexati nag mooy ren comme ni ñu koy defee chaque année mën nañu yóbbu benn wala ñaari téléspectateur dëkk bi nga xamante ni mooy Makka te ñëpp bëgg faa dem loolu nag bu ngeen ko bëggee da ngeen di woote ci suñu ay numéro de téléphone tey le 11 mai ku ne xam na ni 11 mai particularité am mooy fàttaliku Bob Marley nekk ñu fi nag pour waxtaane Bob Marley mais dañ fi nekk tey pour def li nga xam ne ni moo di quartier général waaye bëri na ci ay mbir yoo xamante ni Bob Marley wax na ko ay mbir yu yeete d'ailleurs Bob Marley moo waxoon no woman no cry. mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futur Média dellu si waat ak yéen ci quartier général comme ni ñu koy defee guddi gu jot ñu ngi leen di ndokkeel ak fu ngeen mënti nekk ngeen àndandoo ak ñun en direct je rappelle que hashtag bi QG 2019 la ñu ngi tolloon ci partie bu njëkk bi teg naar yeeg li ñu woy ci woyu Bob Marley boobu nga xam ne c'est une belle reprise tey le 11 mai 11 mai nag du Bob Marley kese la ñuy célébrer am na yeneen kilifa yoo xamante ni ci kanam daañ ci waxtaan puisque préparé nañ ci gëstu ak Mamadou Ndiaye bu weesoo invité yi nga xamante ni ñoom la ñuy xaar tey ci jotaay bi Oustaz Mor Thiam ñu ngi lay nuyu jox la sa wàccuwaay wax naa ko sànq bëccëg bi dañu am mbégte di la déglu ci rajo bi RFM 94.0 tey nga defal ñu honneur ñëw àndandoog ñun dama bëggoon ñu tàmbali ak naafila yu tay yi bu fekkee sunu mbokk yi defaguñ ko nga jox leen ci ay digle yoo xamante ni yoo xame ni dina leen mën a jëriñ Oustaz ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar Pape di nuyu plateau bi di nuyu téléspectateurs yëpp. tabarakallahu di wax ni comme weeru koor weer la boo xam ne jaamu yàlla yi dañ koy dolli. même bu fekkoon ni naafila nga ba pare. nga gisaat lu baax da ngay dolli parce que naafila loolu lay tekki. lu baax du doy. ok naafila mooy buñ la joxee farata ba pare la nga cay dolli loolu moo tudd naafila loolu nag yàlla da ciy fay yu bëree bëri tey jii nag ñu wax ni. koo xamante ni kii bëgg nga naafila da ngay def ñaari rakka bu nekk ginnaaw fatiha
nga def fukki xul wallahu ahad ak fukki xul wallahu ahad par rakka. après nga sëlmal ci ñaari rakka. fatiha bi ngay def nag dafa mët a sonne. ci liir fatiha. bari na koo xam ne boo ko tariloo fatiha pap dina tari fatiha mais fatiha bi muy tari fatiha saareen la. dafa am baat yoo xam ne boo ko changé benn araf yoo xam ne boo ko changé ci fatiha bi rek signification bi day changé. lu mel ni iyaaka y bi da nga koy dëgëral mais soo ko woyofalee da ngay wax ne maa ngi jaamu jant bi or signification bi changé. ñu bëri dañuy juum ci prononciation yi. ok parce que soo nee iyaaka mu légère noonu rek iyaaka mooy firi jant. soo ci tegee naabudu mooy jant laay jaamu. xam nga kon léegi. les complications bi commencé na di ñëw. ñàkk xam. ok léegi nag loolu moo tax ma bu ñu seetaanee télé bi ñu génnee ci benn bu am njëriñ rek téye ko soo koy wax da ngay doubler y bi iyaaka. voilà jeex na léegi jeesa boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'iin. ñu jàpp ci boobu bu ëllëgee bu beneen ustaas ñëwee génnee beneen lakin. ñu ci jëriñu waaye daal naafila bi paap. ñaari rakkaa la. ginnaaw fatiha bi day am fukki ixlaas ak benn Pape ixlaas benn saar la boo xam ne njëriñam kenn xamul nu mu toll moom ixlaas kese ak ni mu gàtte xam nga cër yi ñuy raxas ci njàppaam fukki cër la ak ñaar muy tolloog fukki baati ixlaas ak ñaar mooy 12 yi alors yeneen mbóot la ci biir. démb dogguma la sax démb rek ñu ci cof nañ ci tuuti. diggante 75 beeg ni mu àggee ci 12 beeg jawratul kamal beeg ba dugg ci lixlaas bi loolu nekk yu exceptionnel yoo xamante ni ba tey li ma waxoon sànq lay waxaat rek jàng rek ko wóor. gëstu rek ko wóor. loolu la yàlla wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bi mu ko xoolee xool ko ci judd. xool ko ci jikko. li mu ko jëkk a wax mooy jàngal. iqra. jàngal la ko wax. mooy iqra. mais jàngal boobule yàlla utalu ko complément. verbe la ak sujet la ak verbe bu ànd la complément. parce que su ko ne woon jàngal ndàngam kon kenn sañatu la jàng lu dul loolu. c'est de yàlla. et mu ne ko demal jàng rek. moo tax moom ci dundam mu taw mi ak mu ne bu ngeen bëggee xam-xam. da ngeen di dem ba Chine. te Chine révélation dafa wàcc. technologie ak yeneen bagages yi ñoo fay wàcc. moo lay wan ni yàlla tëjul xam-xam. pour wane ne lu xam-xam sori jar na nga jëli ko fa mu ne. loolu mooy li ci gën a am solo kon nag lixlaas a ngoog. fukk lañ ciy def. te muy fukk yu am solo nga def ci rakka bu nekk fukk. boo taayaa nga selmal. am na ay dige yuñ ci dige yu bëree bëri. benn dige rek laa ciy wax ñu ne da ngay mel ni ku julli ci jàkka yonent bi alayhi salaatu wa ci jàkka yi. Kaaba ga. nga julli fa yàlla bindal la ca 1000 fois. macha allah 1000 fois yoo julli. El Hadj xam nga benn rakka. wala ñaari rakka ci Kaaba ga. équivalence su ñaata la. 54 ans. équivalence 54 ans. 54 ans. abaa noo ku julli ci Kaaba ga ñaari rakka équivalence 54 ans la. parce que 100 000 prières la. 100 000 prières boo ko divisé ci at yi 54 ans ngay am. macha allah léegi nag da ngay gis koo xamante ni kii du xam valeur bi. léegi nag ñu ne boo defee ñaar rakka yi rek yàlla defal la teraanga. kon nag na ci ñëpp góorgóorlu. macha allah bu ñu waxee lu baax rek. fu mu la fekkoon rek jëlal. macha allah su ñu waxee lu bon fu mu la fekkoon dawal. macha allah xaj ba. macha allah yaa oustaz en tout cas am nañu mbégte lool fàttaliwaat leen ni mën ngeen a réagir ci compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi Twitter Instagram mën ngeen ñoo suivre en direct ci suñu site internet di www.igfm.sn. je rappelle que quartier général bi chaque soir non seulement da ngeen koy seetaan en direct ci télévision Futur Média mais am ngeen possibilité itam déglu ko ci King FM fréquence bi di 99.4 wala ci site internet bu King FM di www.kingfm.sn hashtag bi di QG 2019 Mamadou Ndiaye. effectivement Pape Cheikh gannaaw boo ma la nuyu téléspectateurs comme ni ñu koy defee ngoon gi nekk nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi comme ni nga ko waxee hashtag bi QGTFM 2019 la loolu mooy hashtag bu Twitter bi mën nañ ñu suivre aussi sur tous les réseaux sociaux que ça soit mu nekk Facebook Twitter ak Instagram adresse yi mën na li may lim nii la boo demee fee di Facebook da ngay dem ci @Télé Futurs Médias boo demee Twitter da ngay def hashtag QGTFM 2019
2019 boo demee Instagram da ngay def @GFM SN boo demee Snap da ngay def @GFM-8 def Sénégal mën nañu aussi participer ak benn vidéo bi nga xam mën nañu ko partager sur sunu numéro téléphone bi di numéro WhatsApp bi numéro téléphone bi di 77 393 96 34 mën nañu suivre aussi ci sunu yeneen support yi ku ci mel ni King FM nga xamante ni 99.4 mën nañ fa jot li nga xamante ni mooy QG en temps réel mais aussi mën nañ dem ci site internet bi www.kingfm.sn mën nañ suivre aussi information juste et vrai fële ci IGFM di www.igfm.sn Pape Cheikh. mu ngoog donc loolu mooy seen participation ci réseaux sociaux yi profito ci rek baaxewaat leen xéewal yi nga xamante ni Ecobank daf ko jagleel ay clientam période bi c'est le bon moment pour yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk client Ecobank ngeen profito ci li mu leen jagleel mën naa nekk ndogu comme mën na nekk mburu booy dem jëli njëgu mburu la voilà njëgu mburu boo xamante ni mën na toll ba 25000 loolu Ecobank moo leen ko jagleel ci seen ay points express. loolu la jagleel comme dañoo nekk ci weeru koor weeru partage la ak weeru générosité loolu waral Ecobank jagleel ñi nga xamante ni ñooy ay client nam point express bi lépp lu ñu utiliser dina leen permettre ñu delloo leen li nga xamante ni seen njëgu mburu la maanaam njëgu ndogu mu nekk lu am solo loo xamante ni comme ni ko Ecobank di defee chaque année weeru koor bi lii la Ecobank indi en tout cas am nañ possibilité ñii di client nu Ecobank yi aussi di gagner par tirage au sort lu toll ci 25000 francs CFA. Voilà et puis aussi on vous offre beaucoup d'argent muy seen suukaru koor woote leen léegi nii nu mu gënee gaaw ci numéro téléphone yi ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 tegaat nañ ci beneen pour permettre leen bu ngeen composé benn ci numéro yi bu xatee ngeen composé beneen parce que fii jamono toll dara dàqul ngay seetaan télé ba noppi ñu jox leen suukaru koor teel ku dugg naa ko may 50000 enveloppe yaa ngi tege gis nga enveloppe fukk appelé lii mooy enveloppe bu suukaru koor yu quartier général numéro téléphone yaa ngi noonu 88 628 99 80 wala 88 628 72 86 lii dañu koy maye am ngeen possibilité itam bu weesoo xaalis bi ngeen tànn ci yi nga xamante ni teg nañu ko ci plateau bi je laisse le soin à Mor Kharma le grand danseur mu filmel ma loolu am ngeen mixeur téléviseur micro-ondes Sophie nag bu doon sagom yi mu fi gis yëpp da koy yóbbu këram mais malheureusement pour elle yéen ñiy seetaan yéen a ko moom donc tànn sa bu la neex lay doon d'ailleurs Sophie defe naa tey dañuy teel a togg xëdd bi parce que dafa am xale bu doy waar boo xam ne ci plateau bi la ne waxam bëri na te dafa garaaw daal waaw dafa xaw a garaaw donc dama ko bëgg a teel a jox ndogu biir bi fees mu nelaw en pleine émission di aba stress voilà donc ñu ngi àndandoo ak sa ay partenaires j'aimerais ñu seetaan leen bu ko defee nga wax ma directement lan nga ñuy proposer tey comme xëdd ci quartier général bu samedi soir ci télévision Futur Média àndal takku nañu macha allah te lépp lu ñuy proposer rek baax na ci kër surtout ci waañ wi waaw Baye Cheikh comme ni nga ko waxee ñi ma àndal macha allah produits yi ñu wax macha allah Baye nekk na ay produits yoo xamante ni produits yu baax la mucc ayib te man gis nga ni à chaque fois moom laay utiliser ci biir waañ bi mu mel ni que waa Patisen ñu andil ma li nga xam ne mooy Adja Joker ak Dolly ak li nga xam ne mooy cube Adja yi nga xamante ne ni Baye moom tuuti te saf la ñu koy wax moom laay sàppale à chaque fois samay plat ma ànd ak aussi waa Sénico ñu andil ma warga bi nga xamante ne nii comme tey méchoui laa andi boo lekkee sa méchoui ba pare daal ciy teg li nga xam ne mooy warga bi mu digérer la loo facilement ma am tamit li nga xam ne mooy beurre jadida bi nga xamante ne ni Baye moom laay utiliser ma ànd ak aussi waa NMA ñu andil ma pat yi nga xam ñu andil ma farine yi nga xamante ne démb ci laa beñe ay beñe yoo xam ne amul fenn ñu andil ma tamit li nga xam ne mooy ay coquillettes andil ma li nga xam ne mooy vermicelle ak mu xam sa ak spaghetti tey nag Baye ma naka defar li nga xam ne mooy méchoui au grain de persil Baye Cheikh moom laay defar tey comme ni nga ko gisee nag andi naa li nga xam ne mooy benn gigot boo xamante ni ànd nag tuuti côtelette ci kanam nag dama koy ñëw mariner def tuuti li nga xam ne mooy beurre jadida bi commencé defar li nga xam ne Baye mooy plat du jour bi mën naa tàmbali rek ñu avancé wala. parce que méchoui bi dama bëgg nga teel koo dugal. ndax mu mën a ñor mu teel a ñor. waaw kay waaw ma bëgg mu teel a ñor na ñor xom. gis nga ni nag Baye teg naa li nga xam ne mooy poêle sama poêle ci gaz bi damay ñëw rek daal di tàmbali def li nga xamante ni mooy beurre jadida gis nga beurre jadida bi nag ouverture bi dafa facile da ngay ñëw rek daal di dindi kii bi daal di ubbi nànk nii couvercle bi ñëw rek jël kuddu bi def tuuti beurre
voilà gis nga ni nag su ma defee beurre bi damay ñëw fii rek ñëw jublu ci li nga xam ne mooy zigo bi séparé ko ak li nga xam ne mooy côtelette yi kaani bi mën naa ko teg ni ak olive bi damay ñëw rek nga di koy jël noonu en entier voilà mu teel a dugg. Awa Gaye ngi fi Gàmbi la jóge Aba ngi fi yaruwul Pape Djibril Fall koor gi teel na ko jàpp jeena ba Seydou Bandereng la ay wax lay bañ oustaz mënulu ma ko def ay wax du am baay waaw kon na teel a dugg day teel a dugg sax baay comme ça nga teel koo diw rek mu teel a ñor gis nga ni comme zigo bi nii dañu ko piqué woon depuis ci suba comme ça nga xam ni piquage bi dugg ko mais nii dama ko bëgg a dagg ay morceaux yu yem gis nga ni lii piqué nañu ko depuis ce matin bàyyi ko ci noonu doo ko rof da nga koy piqué waaw da nga koy piqué da ngay jël côté bu nekk fu nekk mais c'est quoi la différence entre piqué ak roof c'est la même bu fekkee am na ñoo xam bu ñuy piqué benn partie bi rek la ñuy ñëw piqué def fi roof bi mais bii nag côté yëpp fu nekk da nga ko fay def léegi nag yow foo laal rek piquage bi day toog comprendre déjà bàyyi gis nga nii rek kenn laajagu la laajaguñ la laajaguñ la bàyyi ko mu wax tëjal leen ma micro Aba gis nga naka bàyyi bu ñu ko defee noonu ba pare dañuy ñëw rek jël un peu de day soppi léegi QG bi en Dakar na door pas gis nga nii rek bàyyi bu ñu ko defee noonu dañuy ñëw def ci un peu de sel parce que lépp looy togg rek xorom da ciy jiitu parce que am na ci solo damay ñëw rek jël zigo bi nànk noonu ma teg ko ci li nga xam ne mooy sama benn plaque de temps en temps foofu laa koy tourner na la defal benn fond boo xamante ne ni moo koy arrosé voilà su ma defee nii nag ba pare Baye Cheikh am naa fi li nga xam ne mooy épices yi ma andi tey am naa li nga xam ne mooy attention am naa ail am naa poivre blanc am naa curry am naa graine de persil yi nga xamante ne Baye moom mooy base du plat bi su ma ñëwee rek dama ko ciy def tuuti voilà def graine de persil def tuuti curry def li nga xam ne mooy poivre blanc def ail su ma defee lii nag ba pare Baye Cheikh am naa fi li nga xamante ni mooy paprika moom it damay ñëw def tuuti paprika parce que lépp dafay jox goût li nga xam ne mooy viande bi ma andi tey su ma paree nag am naa fi piment vert ak persil coriandre ak tuuti persil frisé moom laa jël boole lépp haché daal di ko ciy def gis nga nii nag da nga koy def nii rek Baye ñëw nag haché ko ba mu sew voilà parce que persil bi tamit dafa am solo ci li nga xamante ni moom la ñuy togg parce que man boo xoolee samay togg la plupart du temps dama ciy def persil bu doy gis nga nii su ma daggee persil bi rek damay ñëw Baye def ko ci gis nga nag nii laay def ba ci kanam de temps en temps ma koy tourner moog persil bi muy ànd oignon vert baa ngi fi poivron baa ngi fi oignon baa ngi fi ak li nga xamante ne ni mooy cube adja bi nga xam ne Baye ci kanam dama ko koy def temps en temps nag damay defar benn fond boo xamante ne ni damay jël oignon vert jël persil frisé bi ak paprika bi de temps en temps moom laa jël di ko tourner ci li nga xamante ne ni mooy gigot bi ak li nga xam ne mooy côtelette yi nga xam ne dafay permettre dafay ñor te dafay am goût épices yi dafay naturel ba pare yem suñu paree nag Baye Cheikh bu ñu jógee foofu waa NMA dañu ma andil ay coquillettes yoo xamante ne ni mën nañu servir de salade wala accompagnement man nag tey dama koy def accompagnement ci kanam nag dinaa teg ndox bàyyi ko mu baax 7 minutes ma jël ko def ci oignon def ci li nga xam ne mooy persil ak olive noire ak ail daal dressé benn assiette bu rafet andi foofu ñu dégusté Baye Cheikh. mu ngoog ce sera pour tout à l'heure tey émission bi nag dañu ko nar a pàccee mu am ay pàcc yu am solo ci pàcc bu njëkk bi dinañu waxtaanee loo xamee ni dina jëriñ ñi nga xamee ni ñooy faral di dem géej am na lu ñu doon expliquer fan yële ci télé bi ne léegi Sénégal am na usine boo xam ne day defar ay gaalu looco yoo xamee ni fibre de verre la ñu ko defaree mu mucc ayib lool ba noppi itam di indi kaaraange prétexte bi mooy li ñuy dégg ci ay nappkat yuy faatu dafa bëri te defe naa quartier général bi ñëpp ci war a gis seen bopp moo xam domaine bu mu mënti doon donc daañu recevoir ki nga xam ne ni moo jiite société bi di Sirne et puis waxtaan itam ci parcours am taxawaayam ci wàllu politique digganteem ak président Macky Sall am na ay projets yu am solo yoo xam ne ni dinañ ci waxtaan ak moom surtout mu nar a yëngal ñi nga xam ne ni ñoom la ñu tuddee ay nappkat yi tey diggante goxu mbàcc ak dëkk yi nga xam ne ni bëri na ay lébu xam naa ni daañu gis seen bopp ci
parti boobule parti bi ci topp itam ñu jagleel ko benn jigéen boo xamee ni ràññee nañu parcours am fii ci Sénégal muy Yaay Fatou Diagne Dieynaba Seydou Ba ñu ngi lay nuyu laataa ñuy waxtaan dëkkuwaay ak yow Yaay Fatou Diagne nekk itam ci jigéen ñi nga xamee ni am nañu parcours bu exceptionnel ñoom bokk na ci ñi ñuy woyal góor baax na jigéen baax na. tout à fait Pape Cheikh maa ngi lay nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo laa bokkal plateau bi ñoom ñëpp Oustaz comme ni ñu koy waxee chaque jour nuyoo bi jox naa la ko. comme ça nga mun ko baaxee ñi si des wax nga ko ci kanam ci deuxième partie bi dinañu am ki nga xamante ni moom mooy Yaay Fatou Diagne nekk wax nga ko jigéen ji nga xamante ni moom moo kon mën góor nekk jigéen maire ci kon région bi nga xamante ni benn diwaan bu nekk ci région bu Kaolack. mais surtout jiite benn kuréel boo xamante ni dafay def microfinance mais bi microfinance islamique. donc danañ si yegg si ci kanam waxtaanee parcours am mais surtout peut-être jéem a xam microfinance islamique déjà nan lañ ko mën a faram-fàccee mais surtout suñu mbokku jigéen ñi. ak ndaw yi nga xamante ni ñi ngi seetaan télé bi. ñu jéem cee jëlee njëriñ pour que bu ñu taxawalee financement yi nga xamante ni daanaka lépp noppi na. ñu mën cee rek daal di jariñ. voilà lépp balaa baax oustaz doon lépp bu halal. ba pare borom di fay ci waxtu bi mu war a fayee. parce que am na lépp yu xaraam itam. torop macha allah lépp bu am intérêt rek. islam daf koy nangu. daf koy dàq. daf koy dàq d'accord. daf koy dàq. mais aussi tamit xam naa ni moom bu ñëwee microfinance bi su àndeek waqfu day am solo waqfu benn système la bu ñu delloo siwaat ci l'islam la bokkoon. mooy nit ki nga xamante ni bi day am alalam. am benn partie bu muy jël ci alalam delloo ko ci askan wi. mais ci kaw ay kayit. loolu président Macky Sall liggéey na ci liggéey bu am solo. xam naa nag dafa yaatoogul ci biir réew mi ñu dégg ko. mais su ma la teeloon jëg dinaa la ko wax nga boole waale ko ci. loolu mais macha allah di nga am yooyu ñu ci indil parce que baax na itam ñuy xam lépp ak intérêt banque ak kiliyaanam li ci diine wax. waaw xam nga l'islam moom parce que ñun ci l'islam rek la ñu sukkandiku. waaw kay l'islam moom diine la bu nga xam ne bu nit ki jëfandikoo lu sellul. dafay yàq jaamu yàlla. te nit dund bi muy dund fii. dund bi muy dund àllaaxira moo waral dund bi fii. bu dund bi fii yàqoo rek day yàqaale dund ba fële. donc su nit ki duggee ci riba rek commencé na di yàqule lu bëri. riba bokk na ci li muy jëkk def ci nit. mooy boo ñaanee du nangu. kon yàlla nañu yàlla musal ci riba. donc mi ngi noonu. loolu moo tax ñu yàlla tere ko. léegi nag dañ koy def ci ay façon yu bari yu wuute. moo tax bu ñu indee finance islamique. ñu teg ko nit ñi di ci dund mën a génn ci beneen bu bon bi. alhamdulilah. macha allah loolu am na solo donc daañu ci waxtaan bu ca kanam ak Yaay Fatou Diagne qui sera notre invité. li gën a am solo mooy wane ko aussi que ne que jigéen ñi waratuñu toog ci kër ñi. parce que ci diine sax dañuy wax ne que liggéey ci jaamu yàlla la bokk. ndegam nekkul jaamu yàlla. voilà. yàlla de kañ laay wax kañ laay wax yow tey góoma ñi di nga wax de parce que dañuy ragal nga soppi émission bi en Abba Show loolu la ñuy ragal tey ci quartier général bi bàyyil sa mag yi wax ba pare damaa bëgg a wax ak ki nga xam ne ni moom nga tuddee professeur di Pape Djibril Fall très pertinent cette période dafa am alerte boo xamante ni def nga ko ci réseaux sociaux yi hôpital ba nga demoon ak la nga fa gis bërki démb jéem nañ cee waxtaan waaye tungu ne du teew ñuy nataal bi nga ko dugalee ci Facebook bi sénégalais yëpp dañu tiit ci sunu bërëbu fajukaay yi genn wàll gi ndeke ñun mën nañoo feebar dem fa waaye ndeke ñoom ñoo gën a feebar sax maladie. Pape Djibril ñu ngi lay nuyu. Pape Cheikh maa ngi lay fay bu baax di la sant bu baax aussi ci jotaay bi di nuyu Aba dafa baax rek waaye du ma professeur am xalaatuma ko sax di nuyu Oustaz di nuyu ñoom Dieynaba ak ñoom Bijou di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di wax rek ne effectivement loolu. Problématique la boo xamante ni du Sénégal rek. waaye boo gisee fi mu ne ni chiffre organisation mondiale de la santé. da nga yéemu ci couverture bi ni mu dese trop. Une chose c'est le plateau technique beneen bi moom mooy cadre bi. beneen bi moom mooy ressources humaines yi. Sénégal sunu borom defal nañu sutura. ci wàllu xereñ bi am nañu ressources humaines yi même bu fekkee ne yenn spécialités yeeg yooyu des na ba tey waaye cadre bi nga xamante ni moom la ñuy fajoo dafa am solo trop. donc loolu xëy na Dantec laa demoon gis fa loo xamante ni xëy na ak yoon na ma. interpellé na ma daal di koy dugal ci kii bi ci internet bi. mu am aussi jàngat yu bari yuñ ciy def. benn bi mooy dafa bari ay sénégalais yoo xamante ni.
dañu nekk partout dans le monde. yàlla suñu borom dimbali leen ñu xereñ trop. nga xamante ni bi affaire bi amee ñu ci bari man bind nañ ma ñi wax nañu ak man jur na sax ay articles. yoo xam ne am na ñu ko def nga xam te dañu xam-xam seen xam-xam dafa màcc ci wàllu santé publique. beneen bi mooy élan de générosité bi. dama gis ay sénégalais yoo xam qui sont un peu partout dans le monde. yoo xam dañ ne ma est-ce que duñu taxawal benn comité. boo xam dañuy def fundraising. pour lever ay fonds pour dimbali leen. mais attitude bi ma ci gën a intéressé c'est l'attitude des autorités. mooy le directeur de l'hôpital lui-même m'a appelé. Il a réagi. Il m'a appelé deful sourde oreille. woo ma ñëw. Avec tout son staff on a échangé. mais yemuñu sax ci échanger. mais dañu def visite de terrain de tous les services. de l'hôpital ma gis ci moom une démarche aussi boo xamante ni très intéressante. ci profil bi. ak constat def état des lieux parce que il est venu au mois de février. jël hôpital bi. hôpital bi dafa magal. ndax boo Félix Houphouët-Boigny foofu lañ ko formé il est médecin donc fii lañ ko formé. donc bâtisse coloniale la boo xamante ni dafa laaj ñu retaper ko. lu yàgg la dafa yàgg. xëy na ñi ñu ko wutal nombre bi tollul woon noonu. xëy na aussi li fa nit ñi di passer léegi ci temps ci ay maladies chroniques. léegi demeewul woon noonu. léegi nag dañu war a dem ci lu bare bari loo xamante ni dañ ko war a def. incorporer par exemple ay douches internes. ci cabines yi yooyu yu bëri xam nga malade bu am cancer par exemple. ñu koy mepp di ko génne pour mu dem ci toilette extérieure c'est assez triste. beneen bi mooy qualité ouvrage bi. et ça on interpelle les autorités au plus haut niveau. et dinañ ci ñëwaat xam naa ci waxtaan bi ça touche aussi la répartition des ressources. mooy xaalis bi ñu am nan lañ koy répartir. lan mooy priorité yi. parce que je pense que ne santé tant que jëluñu ko en charge. ni mu gën a waree. parce que bala nga ne naam nekk fa. il faut régler cette question là. qui me semble une question de fond bala ñuy mën a dem ci leneen. voilà en tout cas alerte la boo xamante ni ça a attiré l'attention de plus d'un loolu ñu bëggoon la ko nuyoo. ñun ñëpp a ngi fi fàttaliwaat leen ni bokk na ci yi ñuy bëgg ngeen bàyyi ci xel bu weesoo Ecobank Soboa dañu yàgg ak moom te ay boissons wam defe naa yàgg nañu di ko jënd ren nag dafa jagleel sénégalais yi ay clientam dégg ngeen abaa di ko wax dëggantaan RFM mais bijou si itam guddi gu jot mu fàttaliwaat leen jëriñu limonade yeeg ñoom Vimto ak ñoom chaîne Coca Cola bi valeur gi ci ne mais léegi dafa gën a rafet ba noppi itam ñu wàññi prix yi bijou. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu waa plateau bi ak ñi ñuy seetaan comme ni nga ko waxee Soboa yàgg na ak ñun mais dafa am lu bees loo xamante ne daf ko def pour nit yi koy naan jël bouteilles yi defar ko mu gën a yem ci loxo ay bouteilles yu 30 centilitres yoo xamante ne neex na téye neex na yóbbu fu ci nekk surtout ñi nga xamante ne ndogu daf leen fekk ci mbedd bi bouteille bi du leen sonal benn yoon ak fu ñu ko munti yóbbu bu dee xëdd aussi mun nga ko naan wàccee li nga lekk mu teel a rees nga daal di dem tëddi nelaw ba pare dañu def xéewal ci prix yi Pape Cheikh wàññi ko bu baax a baax a baax Coca Cola zéro ak aussi Sprite actuellement ñu ngi koy jaay à 250 francs bu dee gazelle pomme gazelle ananas wala limonade comme ni ko tonton Garmi di waxee ñu ngi koy jaayee à 200 francs CFA Vimto actuellement mi ngi ci 300 francs CFA prix yëpp la ñu wàññi pour que ñëpp mun ci jot léegi nag damay wax ne koor gi boisson XXL bi nga xamante ne boisson énergisante la moom ñëpp dañ koy soxla pour mu may leen doole ci journée bi actuellement wàññi nañ ko mu jóge ci 500 dem ci 400 francs CFA mu mel ni sénégalais yëpp lañ bëgg ñu naan bu baax seen ay boissons yu Soboa. donc loolu la leen Soboa jagleel da ngaa tudd léegi ni El Hadj Mbaye Garmi ren ba léegi gisaguñu ko ci quartier général bi li ko waral nag dafa ñàkk waajuram bu jigéen mu ngi bëgg a def ay fan Sénégal yëpp a ngi koy xalaat ñun ñëpp itam ñu ngi koy xalaat ndax bëgg nañu teewaayam ci jotaay bile donc clin d'œil la ñu ko bëggoon def moom mi nga xamee ni moom laa tuddee gardien du temple El Hadj Mbaye Garmi loolu moo tax nag gisagu leen ko ba tey ci quartier général bi at bu jot bu ñu dee quartier général ndeyam ji dem daf ñu daan bind di ñu ñaanal ak di ñu woo téléphone donc ren bu ko fekkee wut mën na doon luy daw yaram donc El Hadj Mbaye Garmi fi nga ne di ñu seetaan jàppal ni ñun ñi ñu ngi lay xalaat tey itam oustaz dégg nañu génnuk àddina wayjur bu jigéen bu sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla nijaayu maam Jaara ak Ndey Buso nee nañu mooy doom ju doon baayam jigéen ju yiw ju baax ji moo ñu ko jox moom soxna maam Awa Faye di wayjur bu jigéen bu sëñ Abdou Karim Mbacké defe naa tey daal àddina ñàkk na jigéen ju yiw. waaw Alaaji Pape xam nga diggante ñaari fan yi diis na lool ci Sénégal diis na lool waaye nag ku dul may sa bopp lu ñu la may nga jël dëgg la de amoo pexe sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni am na loo xam ne boo ko pertee da ngay wax ne lillahi ma ata wala ma axada ki moom yëpp lu mu jël rek dañ ko koy sante waaye mu jar tiit nag ndax buñ fi ñàkkee barki dem ba rek Cheikh Béthio ak li mu liggéey ci yoon wi mu bokkoon waaye weetul de ah ma ni weetul de waaw mais loolu mooy sant yàlla
sant yàlla mooy nit ki bu la yàlla indee ci àdduna marqué sa empreinte. parce que kenn saxu fi. ku marqué sa empreinte rek ñu waxtaane la ëllëg. ku marqué wuti dinañ la waxtaane ëllëg li nga tàyyal. kon bu yàlla dogalee soxna si génn fi barki dem ba. wala mu génn fi tey. bàyyi fi doom ju mel ni sëñ Abdou Karim. ci lépp nag. xamante ne bii Abdoula Karim la. Abdoula Karim la macha allah. parce que li tax ma ne Abdoula Karim la. mooy nangu na li ko yàlla jox. nekk jaam. waaye nangu na li yàlla def ci moom mu partagé kook ay nit. ba ut kuréel gu mu tuddee makaarimul axlaaq. wallaahi. te makaarimul axlaaq moo tax yàlla tànn si ñu Seydina Muhammad indil nu ko pour mu def jukko yooyu ci ñun. donc kon ñu ngi koy masawu. macha allah. am na fu mu denc naqar bi nag. moom am na fu mu ko denc. du ko déranger. waaye ku ñëpp jooyal warta jooy. jorol jooy. macha allah wolof nee na ku ñuy ñàddul doo ñàddu. macha allah yal na yàlla may ko gën ko may xolu. amiin amiin kon moom sëñ Abdou Karim Mbacké ñu ngi ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér. tey itam Sénégal di fàttaliku Serigne Saliou Amar doom ci Cheikh Amar bokk ci kër gi moo tax duñu tàmbali mukk te duñu ko fàttaliku nekkoon xale yàlla moom day jël ay décision am noonu rek te kenn du ci mën dara xoolul mag xoolul xale bi mu yóbboo xale bi ñëpp a ko naqarlu mais tey télévision Futurs Médias di ko fàttaliku di masawu waajuram di Cheikh Amar président Youssou Ndour Birane Ndour mi nekkoon xaritam ak kullu koo xam ne rek da nga bokk ci njabootu Serigne Saliou mi ñu ko fayee moom tey ñu ngi koy fàttaliku et yàlla mel nii. surtout Pape jàng rek lañ ci war a def jàngat. benn waaye dafa romb ci ay armeel bi mu rombee armeel yi mu gis benn ciel kenn waxul mu gestu ci dëkk bi di yëgg dëkk bi toj. mu ne ñi nekk fii de li ñuy rëccu loolu la ñee di coow. ñi nekk fii ci armeel yi. li ñuy rëccu loolu la ñële di xëccoo di ci ba mu jural leen coow waaye ñun ñoo ci war a jël bind rek. tant que yàllaa ngi jël ñu ndaw ñi di jël ñu baax ñi. ñun ñoo war a jël bind ci dee yi ak métti yi pour que ñu mën a tabax suñu dund pour mu mën a jëm kanam Pape. yokk góorgóorlu yokk taxawaay. ndax yàlla mën ñuy ñeewante bu baax a baax. ku gis yi xew ci penc mi. jékki-jékki rek ay lakku 2 heures du matin 3 heures du matin. muy lu garaaw. Pape moo tax war nañoo fagaru de. waaw ndax tolluñu mu jëm jamono. sorewuñ ko nag Pape. sorewuñ ko parce que bu nit ñi melee yenn melokaan yi. sunu borom day alerter. wa maa nursilul ayat illa ñi reyante bërëb yi lakk. kilifa yi di dem. loolu rek ñu baax ñi mel ni yàlla da koy xëccoog ñun. attirer suñu attention rek lay def. maanaam bu ñu changé position rek. yàlla defaraat affaire bi. kon nag dañ ci war a gën a bàyyi xel bu baax a baax macha allah. te li mu wax sànq ci riba bi. xam nga riba day tax yàlla di rébélé wu. ñu baal ma ci baat bi baatu rébélé wu bi. ñu baal ma ci baat bi. parce que yàlla dafa wax ni ñaar. ku ci nekk pare naa pour songoog yow. kuy seex deru waaju baax. wallaahi parce que. kuy seex deru waaju baax yàlla pare na pour songoog yow. su ma waxee waaju baax nag tekkuwul ne ku sant bi wala ku sant bale. mais koo xamante ni kii digganteem ak boromam mi ngi ciy góorgóorlu rek waaju baax la ku seex deram rek yàlla pare na pour songoog yow. beneen bi ci des mooy kuy dundee usure. riba bi nii boo ci nekkee rek yàlla pare na pour songoog yow. macha allah moo tax ngay gis ko dem ba ca kaw jékki-jékki rek chuté. te du xam lan moo ko chuté. yàlla nañ ci yàlla dolli sutura. Oustaz riba boobu dama ci am benn question par exemple yow miy dem di leb banque. xam moom ne miy teg dem nañ ci yow miy leb. moom miy dem waaw moom miy dem waa jiy dem. waa jiy dem banque di lebi xam ne teg nañ ci intérêt. mu jël ko quand même est-ce que moom tamit am na ci bàkkaar wala kii lekk intérêt bi rek moo ko ci am. waaw xam nga benn kilifa wax na ma ni. kilifa gu mag ci réew mi daan na denc li mu am ci banque bi li ñu ko dénkoon. waaye lépp lu ci mas a topp daawu ko bàyyi ci banque ba daawu ko delloosi ci biir kii bi da ko doon dugal ci yeneen yoo xamante ni bi ay œuvre sociale la. te daawu ca xaar tuyaaba. parce que boo fa bàyyee xaalis bi. lay topp ci xaalis bi ñoom dañ koy jël dunde ko. noggatu ci ñeneen. te boo ko jëlee boo ko delloo ci yoon yàlla du ko nangu. macha allah. donc kon muy benn mbir boo xamante ni da ngay jël delloo ko feneen fu bokk la fa mu nekkoon. kanta kii dem nag di lebi. tant que mi ngi leb di am riba ñu ko ciy bindal ay intérêt muy dem di rembourser moom mi ngi def lu yàlla sant. lu yàlla santaane wu. macha allah mais am na benn kilifa bu wax lu am solo mu ne comme jamono bi ñu nekk nii xalaal amul.
mu ne comme xalaal amul nañ ko delloo ci fa ma nuttura gayra baaxin wala aadi ku amul pexe mu jëfandikoo ca loola macha allah macha allah oustaz ma fàttali leen nag fii dañuy fast track xam nga bu ñu demee bay wax ci l'islam nag bu boobaa duñ ci fas seen track parce que nit ñi dañuy soxla. waaye bu ñu ko dee waxtaanee ci émission bi. naa ci fëstanteeg track ak su boobaa nga bañ a indi oustaz yi. kon parce que dañuy bëgg di détailler. xam nga nu mu mujjee. sànnante track maak yow kon. bu boobaa bu ñëw dellu. kon damay wax jox la nga wax delloo ma. noonu rek lay def. macha allah kon ñu ngi tolloon ci di fàttaliku suñu rakk jooju di Serigne Saliou Amar di hommage boo xamee ni jóge na ci suñuy kilifa moo xam président Youssou Ndour moo xam suñu directeur général nekkoon xaritam di Birane Ndour waaye juróom bu góor di Cheikh Amar jot nañu waxtaan ak moom mu jébbal njaalam jagleel ko taalibe ak njabootu Cheikh Béthio ba noppi itam fàttaliku doomam ji ñuy waxtaane tey di Serigne Saliou Amar. maa ngi nuyu bu baax di ko jaal umma islamique yëpp di ko jaal kullu murit ak tarixa yi ak cantakun yëpp di ko jaale daal sénégalais yëpp ak képp koo xamante ni surtout nag rawatina ñi nga xamante ni ñu ngi jokk woon ci sëñ Saliou wala jokk ci moom. Cheikh Béthio dafa di nit koo xam ne xam nga Sëñ Tuubaa dafa amoon ay cheikh mën naa cité ku ne waaye damay tàmbalee rek ci mbokkam fii nga xamante ne moom mooy Maam Cheikh Anta Sëñ Sidi Mokhtar nga xam ne 19 ans la ko seexal xëy na nag mënuma leen méngaloo moom ak Cheikh Béthio waaye Cheikh Béthio sëriñ bi ñuy boole non seulement xale laa man bu ndaw keroog koy jaari dégg nga lu ma ko wax ne ko sëriñ bi nee nañ de dafa seexal ay nit dama koy dégg mais man gisuma ko yow moom sëb seex leeral na ma ko yaakaar naa démb li mu daan foye itam naan moom dañ ko mbaa yàllaal xam nga mbaa yàlla mooy nit ki mën nga def lu ne waaye boo faatu àjjana nga jëm te ku ne xam na ni weeru koor yëpp ku ci faatu àjjana nga jëm rawatina nag nga faatu ci fukki fan yu njëkk yi Béthio di tax ma bëggu ko dañu xamoon man ak moom lenn lu tuuti rek ci sëriñ bi xëy na loolu moo ñu différencier itam ak yeneen taalibe yëpp baax nañ nag waaye ndëgam sëriñ bi ci boppam tey mooy taxaw naan Saliou maa ko jur sëñ Touba ba nga xam ni taawam dafa ñëw ci sëriñ Saliou sëñ Modou Moustapha nekk waxal ni ñoo bokk bàyyi parce que murid yi bëri nañ mais tey boo nee sëñ Saliou Mbacke lu ñu lay wax Cheikh Béthio wala Cheikh Amar ñaanoon nga ci dégg xol bu rafet la amee woon contrairement à ce qu'on pense lii fi jaar nag ndogal la parce que maa ngi xool démb muy wax ni baal na ñëpp muy wax aussi ne jàpp na ni moom Macky Sall def ko dara kon li may ñaan cantaku ni moom mooy ñu teey waaye li ma koy ñaanal rek mooy ku nekk defe naa bu doon sa sago sa doom moo lay suul rawatina sa taaw tudde ko sëñ Saliou Mbacke ji doon sama wasila donc moom tam maa ngi koy ñaanal mu taseeg turandoom ci àjjana yi gën a kawe de Firdawsi la ndax tey ji ñuy wax ni tey la am 2 ans 11 mai la décédé woon 2017 kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñu daje fa daje bu neex daal. waaw maa ngi. mbokk yi mu ngoog Cheikh Amar moo doon jébbal njaalam ci sénégalais yi jëm ci Cheikh Béthio waxtaane itam doomam ji nga xam ne ni moo di Serigne Saliou Amar daañu recevoir ñaari gan ca kanam ku njëkk ki wax naa sànq taxawaayam ak li ñu ko dénk moom nag mooy maire Ndofane di directeur général bi di Samba Ndiaye mu ngi toog ak ki nga xam ne ni mooy Yaay Fatou